internet yi faral di seetaan seen site seen vidéo ñu ngi leen di nuyu tey nag ñu ñëwaat ak yéen ci seen rubrique gëstu nag di gëstu li nga xamante ne mooy fait de société yi maanaam changement yeeg yi ciy dugg te peut-être ñun duñ ko contrôler ci loolee nag la ñu demee seeti li nga xamante ne moo di faru rab ak gelu rab bu dee ne am na ñoo xamante ne gëm nañu ko am na ci ñoo xamante ne gëmuñu ko ñu dem nag seeti sénégalais yi ñu tase ci mbedd mi ñenn ñi nee nañu gëm nañu li nga xamante ne moo di faru rab ak coro rab am na ci tamit ñoo xamante ne nee nañu ñoom mbir mi gëmuñu ko. waaw faru rab moom lu am la parce que ma gis naa ci benn exemple am na ki nga xam ne sama copine la woon da koo amoon mariage bu mu am mu yàqu bu muy 3 fois nag yàlla def muy manifesté woo lu nga xamante ne neexul daal góor daal la doon bañ a gis léegi nag ñu dem ci benn paa bu ñuy mën a faj pour ku koy faj daal mais bu ñu demee foofu ci paa bi moom man gis naa ci résultat parce que paa bi mu ko fajee def ko ne da fii ak 3 weer boo gisee jëkkër nga ñëw ma ñaanal la fii ak 3 weer yooyu mu gis jëkkër mu am ci te du boobu rek fekkee naa paa bi faj ñu bëri exemple daal ñu faj ñu bëri ma xam na ne loolu lu am la. ma ne wax dëgg yàlla man ay affaire faru rab yooyu man gëwuma ko. je sais pas peut-être que xëy na du loo xam ne dama ko mus gis ku ko vivre wala dama mus fekkee ku mu dal daal moo tax mënuma ko gëm. man nag musuma dal waaw ndax seetuma ko sax seetuma ko waaye nag gis naa ku koo xam ne ñu ngi koy jàmbat te fu mu dem ñu ne moom moo ko dal. yow am nga coro rab. non man loolu lay wóoruma. wóorul non non. est-ce que am nga soxna. man déedéet. am nga gel. déedéet. kon yow da nga am coro rab. man. noo ko xamee. ah comme amoo gel amoo soxna. ah mais man xale la soxlooguma loolu. déedéet man musuma ko am nag waaw man musuma ko sentir. waaw maanaam boo xam nga boo toogee toogaay bu yàgg amuloo jëkkër danaa faru rab moo la jàpp soo toogee toogaay bu yàgg tam te amuloo jabar danaa faru rab moo la jàpp waaw dafay jàpp góor di jàpp jigéen waaw. faru rab am na kay li tax ma xam ko jigéen ñi tey ji li ñuy sol mooy joxe faru rab ak bu ñuy tëdd ñi nga xam ne amuñu jëkkër boo amul jëkkër booy tëdd waroo laal parfum te waroo suura ay cuuraay ak yooyu day joxe faru rab loolu moo indi faru rab. góor ñi ñoom c'est que rek xam nga rek ni ñuy bëggee jabar te amuñu jabar bu ñu tëddee dañuy imaginer foog ni ñoom am nañ jabar wala dara looloo lay jox faru rab. non d'accord ma ci loolu ah dama d'accordul rek ah xam nga rek non man ama coro rab moom daa xam naa ne am na quoi léeg-léeg ma dégg ko ci nit ñi xam nga rek dégg waaw léeg-léeg ma dégg ko ci nit ñi quoi waaye man gëm ma ne am na quoi. philosophie moom nanguwuñ ko moom philosophiquement amul mais lu am la ci suñu société bii nii mais xaaral ma jox la benn exemple xoolal seetaanal Kangana boo ko seetaanee faru rab la waaw faru rab la kay. góor day am faru rab jigéen day am faru rab. waaw. man daal hallucination rek laa ko teg nit koo xam ne day toog di halluciner rek loo xam ne daal gént la ci moom mais du loo xam ne lu réel la lu nit loo xam ne nit mun na ci teg loxoom. ci góor ñi nag léegi dañuy dégg ne coro rab. c'est la même chose comme muy góor muy jigéen pour man gëwuma ko. phénomène bi loolu nag day sunu aada dafa yàgg ci Sénégal nag lu yàgg am la nag waaw ndax faru rab moom daanaka boo ko amee moo lay tere sëy bu dee góor dafay tere am jabar waaw muy sunu aada nag muy lu yàgg nag ban ko dalee faj yàgg na nag waaw loolu daal lu yàgg la. man moom au fait sama benn copain expliqué na ñu jabaram day nekk ak jabaram si benn lal nii mais jabaram day sentir jabaram ni muy sekkee keneen quoi affaire yooyu noonu. dañ koo gëm quoi gis ñu muy daal quoi waaw mais comme ñun xamuñu ko daluñu mënuñu comprendre ni mais am na quoi ñu gëm nañ ne am na. du ñu yem ak yéen foofu ci mbir mi dañuy xuus maanaam dañuy dem seeti ñoo xamante ne ay expert lañ seen xel màcc na ci mbirum faru rab ak gelu rab ñu xool ñoom naka la ñu gisee mbir mi
tey nag fi ñuy njëkk a dem moo di centre Rokia nekk ci unité 19 ñu dem seeti leen ñoom dafa mel ni dañuy yëngu ci mbir mi ñu xool naka la fa demee. centre Rokia dañu boole ñaari baat benn baat un mot français centre mais Rokia c'est un mot arabe Rokia bu ñu koy wax ci arabe mooy faj d'une manière générale du point de vue littéral quoi mooy faj mais du point de vue islamique mooy faj ci ni yonent bi sallallahu alayhi wasallam jàngalee nu ñuy fajee parce que moom xadis bi yonent bi sallallahu alayhi wasallam di wax naan la bassa mi ruqa ma lam yakun fiha shirk mu ne amul dara ci faj lu ci bon bu fekkee si li ci nekk lépp nekkul loo xam ne ay bokkaale yàlla la ak ay affaire yu mel noonu donc ci noonu ci lay jàngalee faj jàngal nu ñu faje ci l'islam nan lañu faje ci alquran ak ay aay ak ay xadis tout cela ak ay garab ay planté tout cela donc d'une manière générale bu ñuy wax a ruqiyatu islamia loolu moom mooy te ñun loolu la ñuy def fii faru rab balaa sax ma ne affaire thérapie di nga ko xam ci nit ki ci anam yu baree bari bu fekkee si ni jigéen la li nga xam ne moom moo ci njëkk mooy que ni da ngay seetlu tey lu mu dugg mu yàqu maanaam su demee ba waxeeru jëkkër wala sëy wala rek jékki-jékki génnaat ci ñoon waaw moom daa may àndandoo nangam sangam tout cela boo jógee ci loolu noonu ci dundam mu am ay feebar yu koy dal yoo xamante ni parfois du ko mën a expliquer jékki-jékki bopp bi métti bu doy waar moom ay méttitu biir surtout ay règles douloureuses et tout cela ñetteel ba ci ay géntam mu nekk koo xam dafa bari lu muy gént di sëy symptômes yooyu noonu ci nit ki far rab moom moo koy def ci nit ki comme ci wàllu góor comme ci wàllu jigéen nag far rab na ko def ci nit ki loolu moom mooy symptômes yi nga xam ne moom moo gën a bari mën nañ ko tuddee ay symptômes yoo xam ne moom mooy symptôme principal mu am nag ay symptômes yoo xam ne symptôme secondaire la yoo xam ne tamit boo xamee jinne di nga xam ne mën na fa jaar nit surtout ci wàllu far rab muy ay blocage dangay gis koo xamante ni day jàng ba génn am ay diplôme tout ça mais mënut a fex ba am liggéey surtout ci wàllu góor parce que ki nga xam dafa amee coro rab jinne boobu noonu di ko sonal li muy bëgg mooy que ne du am réussite sociale parce que ñun suñu société ni mu demee nous ne sommes pas comme les occidentaux nga xam ne di nga mën a gis nit ku am ay tabax ay étage et tout cela te du am jabar doom mais ñun tey suñu société nit ki bu commencé liggéey commencé am dara li muy njëkk di xalaat mooy naa takk jabar wala nangam sangam te coro rab pour empêcher ko loolu la donc mu fexe ba tëj buntu boobu noonu donc loolu benn symptôme boo xamante ni symptôme secondaire la moom également beneen symptôme boo xam ne symptôme secondaire nit ki bëri lu muy isolé wu di tëju di la futu salaatu am benn duggoog nit ñi du am relation sociale dara gaaw a mer loo ko wax mu jëlee ko neneen ainsi de suite donc yooyu ay aspects yu bëri yoo xam ne ci xam-xam ci wàllu jinne ak ci expérience bi nga mën a déterminer nga ne lii kat lii la te du bokk comme ni ma la koy sànq ak ki nga xamante ni ay jinne xam bu ñoo koy sonal du bokk ak ki nga xamante ni dañ koo yóbbu ci sëriñ def koy ay mbir tout cela comme ni nga ko xamee toujours du doon benn quoi donc xam nga ñun ci wàllu traitement fii centre Rokia comme que dañoo ne ci islam la ñuy traité maanaam dañoo wuute ak ñi nga xamante ni si nii dañ lay rayloo naan la rendil nangam saraxel nangam wala nangam sangam kon ci alxuraan rek lañ mën a basé wu ak ci xadis ci yoonu sallallahu alayhi wasallam ak ni ma la ko wax ci ay garab pour mën a traité loolu donc bu ñu koy traité dafa am ñetti façon far rab yu am yoo xamante ni moom moo bën te bu ci nekk ak li nga xam ne moom la laaj ak li nga xam ne moom noonu ngay doxee moom bi ci njëkk mooy ki nga xamante ni si nii ci tàmbali rek la léeg-léeg mu jékki-jékki di feebar ndànk-ndànk boppam di metti wala mu jékki-jékki di am ay pensées yoo xam ne ay pensées érotiques la ainsi de suite loolu buy tàmbalee la rek loolu yow mën naa traité boo ko moccee ci alxuraan comme ni nga dégg noonu ñuy jàng noonu tout cela mën na koo bàyyi te yàlla tax mu am également un deuxième niveau boo xamante ni si nii day wuyu xaddis ba li yonente sallallahu alayhi wasallam naan ash-shaytaan yajri min bani aadama maa jara dami mu ne seytaane day daw ci seen yaram comme ni seen deret dawee seen yaram loolu mooy deuxième niveau bu jinne ci nit ki surtout faru rab wala jinne bu mu mënti doon mais surtout faru rab mu commencé di tas ci yaramam maanaam di am si doole ci moom mu jékki-jékki naan la man daal samay gis sama règle day metti sama naq bi day metti sama bopp bi day metti damay sonn damay tayal tout cela
naan la damaa commencé di jeex wala boog man daal damay commencé di xalaat ay xalaat yoo xamante ni toujours maa ngi jëm ci wàllu sëy wàllu jigéen tous ainsi de suite loolu bu ko jinne commencé ñu ngi commencé di tas yaram nit ki loolu mooy ñaareelu aspect nga xam ni mooy ñaareelu niveau faru rab boobu traité ko dina xaw a metti tuuti parce que boo day jël temps boo koy traité il faut nga comme lu tas la ci yaramam il faut nga dajale waat ñaanaat ci yàlla def ay ñaan alxuraan kusala ba nga xamante ni jinne bi au lieu mu nekk lu tas ci yaramam carrément day nekk lu concentré wu ci benn côté ci moom après nga soog ko mën a traité pour mu génn carrément loolu mooy deuxième niveau. troisième niveau bi nag mooy ki nga xamante ni si nii dépassé na carrément tas boobu ba day àgg ci sëy ak jinne bi mel na kuy sëy ak jabaram wala jëkkëram day gis koo xam day tëdd léegi yeewu gis yaramam tooy bu fekkee góor la mu génnee ndox bu fekkee nangam jigéen la mu gis ñoom tooy seen te di ci yëg plaisir comme ni nga xamante ni noonu la keneen di kii sëy ak jigéen di ci yëg plaisir mu nekk loo xam moo gën a difficile à traiter parfois sax mun la man damay toog ba mu yàgg mel na daa am toog sama wet damay dox mel na ku ma toog damay tëdd mel dafa am ku tëdd sama wet tout salaam fu ma tëddee damay gént di ko gis toujours muy wax ak man tout salaam loolu moo may bu fa eggee mooy egg na niveau boo xamante ni mooy troisième niveau bi gën a kawe toujours boobu tamit dina gën a jël temps pour nekk loo xam da nga koy traité te aussi moom moo gën a jafee traité mais alhamdulilah yàlla ci kàttanam tout cela ak ñaanee tout cela waaw bon nit ñi daal ñi ngi gis tan te ñoo ngi def résultat alhamdulilah. Nous allons appeler Zouzoula. Nous sommes très heureux de faire connaissance avec Zouzoula. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا الله على كل شيء قدير. Bonjour, c'est Zouzoula. Par quelle magie avez-vous appelé? Nous t'avons appelé par la parole d'Allah. أينما تكونوا يأتي بكم الله جميعا إن الله على كل شيء قدير. Et toi, qui es-tu? Je m'appelle Abdraouf. Tu entends parler de moi? On dirait que ça te fait un choc, Zouzoula. Bon, Zouzoula, je t'ai appelé parce que... Je veux partir d'ici, laissez-moi partir. Mais il faut qu'on finisse notre discussion d'abord. Je n'ai pas parlé avec toi. Tu veux pas parler avec moi? Non. Et mais tu m'approches pas. Tu veux même pas que je m'approche de moi? Tu vas pas me dire que tu as peur de moi? C'est pas toi, c'est ce que tu dégages. Il y a quelque chose qui se dégage de moi? C'est quoi? Un espèce de... si je m'approche de toi, je vais fondre. Tu vas fondre? Attends, on va essayer quelque chose, regarde. قلنا يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم. Ça va maintenant? Ça va? Ne t'approche pas trop, reste. Non, mais dis-moi si ça te brûle encore, si ça te fait quelque chose. Ça te fait plus rien maintenant. D'accord? On peut discuter alors. Dis-moi, Zouzoula, le shaitan qui était là, il nous a dit que tu leur as dit que l'enfer c'est seulement pour les humains. C'est vrai ça? Est-ce que c'est vrai? Non, bien sûr que non. Ah, tu les as bernés. Sinon, ils feront pas le travail comme on veut. D'accord. Bon, Zouzoula, alors, toi, quelle est ta relation avec Iblis? Je suis liée directement à lui. D'accord, tu lui fais le compte rendu des activités? Voilà. Est-ce que tu lui remets une liste? Oui, bien sûr. La liste de qui? De tous ceux qui ont un sacrifice et des cérémonies à faire. Ah, tous ceux qui sont venus au temple, Oui. demander des sacrifices, de prendre des choses et tout ça, tu mets leur nom sur une liste et tu amènes ça à Iblis. gis ngeen li ñu jëlee ci centre Rokia moom muy fàcc ci wàllu diine l'islam waaye buñ fa jógee ci gëstu ba tey dañuy dem ci weneen fànn foofu nag dañu fay fàcc ay rab waaye ci yeneen anam maanaam faju cosaan la ko soxna sii di fajee moom nag ma nga dëkk ca tali bu bees ñu dem seeti ko. Ibrahima yow ci loo yëngu. man ci yëngu ay affaire kii nu mu tuddati rab yow daal nga fekk. ak lépp daal.
faj bi naka lay demee lépp ko am client yi ñi ñëw ci yow ñan la xale yi la góor ñi non non képp kuy ñëw rek man lépp li gën a bëri daal ku comme ñaan la daal maanaam ku soxla dara mu ñëw expliquer ma man ma ñaan sama tur ndax man bi ma koy def comme yéen élève la comme yéen moom dama koy def ba ma koy def maa ngi année de 86 la ma affaire bi daal boobu maa ngi jàng donc feebar rek ci dama ko doon ci sama maam moo ko doon def toujours sama yaay mu dem ba man maay caat mu affaire bi dab ma école su ma demee duma gis dara mu topp ma par la suite ñu ne may foog nga def ko ñu yóbbu ma dëkk ba ba ma yóbboo dëkk ba ci laa commencé na mu topp ma rab bi topp ma ndax ay ñaan maanaam nga toog ne dama bëgg a am lii dama bëgg dama feebar ma ñëw jox la comme ñaanal la dafa jox la garab nga naan nga dem nga wér ma sant suñu borom mais xaalis laaju ma ko loo ma jox ma doylu ko mais ku ñëw lu mu indi rek baax na lu ma indi loo indi daal ñaar waxuma ay millions mais loo indi même bu doon dërëm tey ma ne kii dinaa la faj ak sa dërëm. waaw léegi faj bu naka lay demee ci lan ngay jël sukkandiku doy faj. ci sama tuur rek lépp ci tuur bi la. tuur bi lan la. ah. tuur la ay béjjën la ci ñaanu béjjën la mais béjjën yooyu day ànd ak mënuma la expliquer parce que loolu dafa doy waar waaw. moo tax mënuma laa expliquer lu ci nekk mais maa ngi sant daal parce que ba ma dalee man maa ngi sant yàlla maa ngi sant suñu borom ndax mënoon na maa dikkee leneen ndax toog naa école ban gisuma duma gis sax li xale yi di jàng te dem naa ba seconde et Seydou Nour Tall bi laa doon jàngi mais dama dem ba seconde bi ma daane leen nag ma xam ne lii dina yàq sama carrière yu bari balaa caama def ko mais bi ma ko defee tamit sant naa suñu borom ak Mariama mu sell mi nga xam ne moom laa gëm te lépp du may def boole naa ci sama tur parce que daf may sonal ndax su ma ko defulee man dina ma attaqué dinaa feebar gàtt ay fan yi rek laa tane nii mais su ma toogee defuma dara wala toog naa dem ma ci moom fa mu def ma kaa ah fii sama néeg bii la nekk tax ma la koy wax non non nañu waxtaan rek parce que ah non mënuma kaa génne ndax su ma ko génnee ba pare loolu man ci man lay toog voilà yooyu sam nit bu meree tamit fan laa koy kiiwee foog ma demaat ba dëkk ba non non parce que tuur bu mag bi dëkk ba la ne est-ce que xam nga li ma la wax ndax nii ñuy wax ni ñun suñu tuur njaago melu comme tuuru maanaam tuuru ñeneen ñi daal ndax loo xamante ne ñun nee nañ la loolu da doon la mais buñ lay doon yi tamit foog nga dem ba foofu ñu sangat la mais bu meree tamit nan laay def foog ma delluwaat ba foofu pour ñu baal voilà mën na mer léegi yow sa client yi julli yi rek ngay faj ñëpp lay faj nga xamante ne lépp non non muy jullit ba ni chrétien ñëpp laa boole mu doon képp kuy doomu aadama soo ñëwee ci man diis ma sa problème man dinaa def kàtt lay kàttan def ngir yàlla comme ni may defee di ko sama xol defaral la léegi ñi nga xamante ne dañuy faral dem ay àndandoo ay jinne ak yooyu lan nga leen di digal daal non dama leen di digal ma jox leen garab ñu sangu bu ñu sangoo ba ne ma lii toppatu leen ma sant suñu borom ne lépp loo gis rek dama ci boole yàlla daal ndax yàlla mooy sàkk doomu aadama te mooy def nit ki pour mu yàlla bu noonu lii duma dal mais xëy na peut-être yàllaa ci ànd moo tax may sant saa yu may defaral nit ki dala ma ne ko damay ñaan yàlla boole ma ak yow ba lii la dal ni mu teggeeku ci yow est-ce que xam nga li ma la wax. waaw xam naa li nga wax baax waaw léegi lan la ay sunguf ngay joxe ay dox. waaw mën naa am saafara sunguf yoo xam ne dinaa la ko jox léegi yow mën naa am boo ñëwee fii ma ñaan yàlla ba sang la nga dem
mais soo demee nga ne ma alhamdulilah gis naa li nga ma def wala yow nga am problème ñëw ne ma problème bi ki gis naa ne problème bi jeex na ci man ma ne lay baax na mais soxlaw ma loo ma jox doylu naa ko xalaatuma nga fay ma ay millions xalaatuma nga jox ma leen neex man sama wér-gu-yaram laa doon topp ndax su ma ko defuloon voilà su ma ko defulee dama am wér-gu-yaram mais comme maa koy def nekk naa ci moom léegi sant naa yàlla. yàgg naa sori am naa ñu sori fii loo sori sori mu la tax ñaaw su ma daan sori. fi mu ne nag dañuy dem ci wàllu digle yi ngir moytu li nga xamante ne moo di faru rab wala boog coro rab. maanaam colin yi quoi waaw xam nga bu njëkk léegi la gën a bari ndax bu njëkk mag ñi dañ daan woddu di takk di muuru di sellal mais léegi gone yi léegi pour rab dugg leen day yomb ndax ay jumbux aawat la ñuy sol duñ sol lu jot affaire yooyu moo tax léegi rab du leen bëgg tout le temps parce que rab day gis xembeem dugg ci yow loolu moo tax quoi. ñu defar rafetal col yi rek jigéen ñi ñoom fi mu ne nii moom nu ñuy def sàng seeni cër rek moo gën waaw comme léegi affaire yi bari na wax ji bari na jànkonte yi bari na sëy yi normalul nu ñuy def daal ba mu rafet moo gën. xanaa colin gi rek waaw col gi ñuy col tant que ñu ngi koy sol rek li ñuy dugg din dugg waaw colin gi rek wàññi ko muuru doon ibaadu rahmaan waaw te ndax pay jullit lan ne te kuy julli nag da ngaa war a defee fi julli waaye bu fekkee ne da nga def sa jimbax aaw sol solu gàtt bàyyi sa biir bàyyi sa yaram bàyyi sa bopp far rab dalay daal di yomb. li mooy liñ leen indiloon ci seen rubrique gëstu ci lu jëm ci wàllu faru rab ak it coro rab gis ngeen témoignage yi ñu fi jot a am waaye tamit ñi seen xam-xam màcc ci wàllu rab am nag amul bu dee ñenn ñi nee nañ amut it ñu ci tuuti lañu kon mën nañoo tënk ne population sénégalaise ñoom gëm nañ bu baax li nga xamante ne moo di rab rawatina faru rab wala boog coro rab gis ngeen ñoom lañu ci wax xanaa di leen jox dig daje rek beneen semaine ak beneen gëstu.